Thiandoum Malick gis nga tey ji situation bi am na ñu dem ba sax ne nawetaan nañ ko tëj benn yoon nit ñu noppalu parce que sécurité bi c'est en amont et en aval avant événement bi ci biir événement bi après événement bi lu ci ëpp am bu événement bi tasee ñi dëkk ci alentour nawe ci stade bi yëpp mais duñu am jàmb ils sont agressés ils sont persécutés mais li gën a garaaw mooy commissaire mi ngi koy wax sànq ne ci aspect stade beeg yooyu mais je dis que même bu seen mbër gaañoo sax bu seen mbër daanee sax mais da nga gis ñuy buddi chaise yi di sànni mais violence boobu tey jii est-ce que jotul tey jii ñu toogaat tey nawetaan yi aj ko comme ni ko président de la république waxee parce que aussi inquiétude la wala nu ñu war a def ba sport bi mën a dem sans violence. Bon li ñuy tàmbali d'abord mooy condamner violence ci forme bu mu mënti doon. ku ko mënti def ak fu mu mënti jóge. ok parce que violence je pense que amul place ci suñu société amul place rawatina ci milieu sport. beneen bi ci des moo di la violence comme ni ko commissaire waxee léegi elle est multiforme. absolument dañu am lu ñu tuddee violence verbale. muy kàddu te léegi kàddu yi nga xam ni moom la ñuy dégg nit ñi di ko wax ak xale yi di ko foye ca la violence bi commencé. absolument bu ñu demee ba pencum ndaw réew ma nga xam ne fa la ñuy nase di fa noccee. ñu dégg fa ay kàddu yu tegginewul gis kurpañ yi dal ba mu mel ni arène. absolument jaaxle jot na. beneen bi ci des am na violence bu nga xam ne moom la ñu tuddee violence man moom laay tuddee peut-être violence virtuelle. mooy ñi nekk ci réseaux sociaux yi. tey jii xotti war ma. moom la ñu def quotidien. xaawi sutura. moom la ñu def quotidien. saaga moom la ñu def quotidien. ñun ñu am ci part de responsabilité bu mag a mag muy la presse. parce que bu njëkk waaw bu njëkk. micro bii day boo laajtee nit a wax ku ñu seet lay doon segg ko ba tànn ko. ndax feeñ ci télévision wala wax ci rajo du n'importe qui moo ko war a def. absolument am na ñu nga xam ne dañ leen a war a fay ñu noppi. waaw. ñu war a fay ñu noppi. am na ñu nga xam ne dañ leen a war a fay ñu noppi. am ñu nga xam ne dañ leen a war a fay ñuy wax. ok mais ñun ñi nga xam ne nag dañ leen a war a fay ñu noppi ñun ñooñu la ñuy promouvoir. On fait la promotion de la médiocrité. absolument la promotion de bugguma sax prononcer mot bi ndax man dañ maa yar. ndax bu ñu demee tey ba ñi nga xam ne ñoo gën a mën a saaga. ëpp ay vues ñu leen di seetaan kon war nañoo xoolaat suñu bopp. ndax nit ku baax da ngay am noppi garmi da ngay am bëti garmi. am na loo dul déglu am na loo dul seetaan. absolument beneen bi ci des moo di ni violence bi nekkul rek l'apanage du milieu sportif. comme ni ko commissaire waxee léegi dañuy doore ci kër ya. soog a egsi peut-être ci kaw yar ba ñu gisoon démb ak bërki démb dañ ko commencé rafler. ndaxte démb dafa am lu nga xam ni moo doon caractériser ñun li ñu tuddee l'homo sénégalensis. am ay jikko yu nga xam ne dañ la koy inculquer ba di nga am looy rus. te dafa am lu nga xam ne bu jógee ci doomu aadama mala rek ngay doon boo jombul rusoo ragaloo jikkoy xaj ngay yor jikkoy gaynde ngay yor jikkoy golo ngay yor te tey jii société bi ñu nekk il y a une démission des parents une faillite du système éducatif ba egg tey au sommet de la hiérarchie type sénégalais boobu ngay gis ci biir kër gi moom ngay gis ci mbedd bi moom ngay gis ci stade bi. donc tey bu ñu demee ba toll ci jamono ji léegi commissaire def na une chronologie des événements yi nga xam ne c'était des événements sanglants mais yooyu c'était de manière périodique wala épisodique da nga naan 1900 tel événement amoon na fi 1900 tel événement amoon na fi mais léegi au quotidien c'est ancré dans la société. léegi on est devenu violent. ban type de sénégalais la ñu léegi. mag ñi bu ñu yeewu woon dinañ ni ndax Sénégal gi lañ fi bàyyi woon. absolument alors bu ñu demee tey ba violence boobu
egg ci milieu politique bi nga bërki démb fukki nit ak ñaar wala fukki nit ak ñett dee. ñu gis le drame de Demba Diop. juróom-ñetti nit faatu ci. ñu gis li xew bërki démb Tëngéej ki ci gaañu di suma jabaru belle-sœur. tey jii la juróom-ñetti fanam. man ci ñi ko gunge ba ñu denc ko bàmmeel ci la bokk mu nekk suma xaritu doom. keroog suma doom lekkul reerul. suma doom bu jigéen bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo maase. dafa nekk classe di def terminal lay def jekki maa ngi studio mu envoyé ma message ni ma papa viens me prendre à l'école mënatuma suivre dama bëgg a dem ci dëj bi. donc mu nekk xale bu tuuti 19 ans mais mu warul tuur na ay parents ñooy perte. ñi fi deewoon ci politique bi seeni waajur perte nañu. et cetera et cetera donc tey jot na vraiment ñu xoolaat suñu bopp dañoo bëgg a photo mënuñoo fo. waaw dañoo bëgg photo mënuñoo fo. waaw ok fo boo ko bëggee. da nga koy man ok ndax li tax ma ni dañoo bëgg a photo mënuñoo fo mooy li commissaire wax léegi booy wuti ñaar rek a fi am nag. am mbaa ñàkk mais dimension ñàkk la ñu intégré wul léegi ci suñu wut. dañuy bëgg di am ndam par force te am ndam par force amul fenn bu fekkee ni da ngay wuti moo xam football la. moo xam làmb la te intégré woo dimension ni li may wuti mën naa ko ñàkk. ça veut dire que yow waratuloo dem stade. parce que il y a des vertus yu nga xam ni dans le milieu du sport. moom la ñuy wax l'esprit chevaleresque. moom la ñuy wax la morale et l'éthique sportive. bu fekkee ni inculqué wuñ la ko waratuloo dem stade di seetaani football wala ngay seetaani làmb. tey jii ñun ci suñuy jamono nawetaan dafa amoon durée bu mu daan yam. ci suñuy jamono nawetaan dafa am ñun nuñ ko daan defee. te grand yi ñoo ma mag te seen nawetaan ñun xëy na liñ ci fekke bariwul. mais boobu période de vacances la 3 mois la. ñu daje kaf ree mais ci biir 3 mois de vacances yooyu am na un volet éducatif extrêmement important. dañ doon def tee débat dañ doon def veillée culturelle. ay activités culturelles. dañ doon jël suñu ay rak ñun ñi leen rawoonum njàng di leen jàngal ay cours de vacances. absolument di jël di def ay actes de civisme di bale ak a nettoyer sëk yeeg mbedd yeeg lu ni mel. mais tey jii type de sénégalais bi ñu gis li sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum doon wax ñëw na. nañu sang réew mi. te buñ ko sangul dinañ ko sange deret. egg nañu ci loolu. kon nag war nañu xoolaat suñu bopp xoolaat toogaay yi. bu ñu demee ba ci kanam dinañu gën a wax ci mbiru làmb ji wax si mbiru nawetaan yi. dogguma la foofu bàyyeeguma la. parce que sànq dafa am aspect sécuritaire bi. waaw aspect sécuritaire bi. Malick parce que aussi mënuma concevoir di ko gis. tey jii lors des manifestations sportives muy làmb que muy nawetaan mais nga yow moo duggee stade bi rek nga xool mais di nga question bi nga njëkk a posé mooy mais an homme de tenue est-ce que mën nañu gérer bain de foot bi am nii. waaw xam nga loolu léegi rek dégg naa commissaire mu wax lu nga xamante ni nii benn côté d'accord naa ci c'est des manifestations privées. waaye nag la sécurité des personnes et des biens loolu yaakaar naa ni état moom moo ko yor. absolument ñun sénégalais boo mënti doon sa kaaraange état moo ko yor. ak koo mënti doon nga juddoo Sénégal rek màgge Sénégal di def say activité war nga koo mën a def ci sa teeyu bakkan. absolument mais mënuñu sénégalais bu nekkit ñu teg policier ci sa ginnaaw mu lay topp. loolu tamit mënta ne. ok mais am na lu nga xam ne ay signes précurseurs la. bu ñu jógee jëmee ci événement bu mel ni làmb. toujours ñun dañuy alerter à l'avance wax ni combat bi combat tension la. combat tension nag bu amee promoteur bi xëy na la mu am ci gafakaam moom lay jëlee ay forces de l'ordre. absolument mu ne 100 laay jël wala 200 wala nangam. mais bu manifestation ba jeexee lay xew ca biti. ñu dogale sénégalais Aliou Sow mu nga xam ne yoonam newul ci làmb. seetaaniwul làmb. di dox ay soxlaam ñu agressé ko jël alalam. loolu je pense que beneen mbir la parce que la sécurité des personnes à l'intérieur du stade incombe et à l'extérieur du stade dans les artères menant au stade. La sécurité publique relève du domaine de la sécurité publique. beneen bi ci des muy la formation de nos
agents de sécurité de nos forces de sécurité et de défense. côté boobu xëy na commissaire dina ci indi tuuti leeral bu ci kanamee. parce que am na forme de violence bu nga xam ne ak ay problèmes yuy am ci la façon de maintenir l'ordre en général ci lay jógee. ok ndax li xew Tëngéej grenade la ñu jël sànni ko ci public bi. des fois ce sont les policiers qui déclenchent les hostilités. man damay wax benn slogan bu nga xam maa ngi ko dégg ci benn homme politique barki démb. mu ne oxygène moo nu gënal lacrymogène. ok les gens n'hésitent pas à gazer. les gens n'hésitent pas à briser. dégg nañu fi un gouverneur ou bien un préfet mu ne charger même la presse. chargé absolument. même la presse les images c'est sont là. grave. même la presse charger tout le monde. dégager. avec un langage bu nga xam ne doo comprendre. bu ñu nee mbilim làcc nga jël lacrymogène sànni alors que la mission première muy maintien de l'ordre dafa am technique de maintien de l'ordre balaa ngay dem bay génne grenade di dóor nit ñi. wala ngay génne arme di dóor parce que ceux qui sont morts dans les événements tragiques. de mars il y a eu des morts par balle. lu ci nekk am na ci donc yooyu yëpp aussi war nañu xoolaat la façon de maintenir l'ordre. beneen bi ci des moo di ñun sénégalais on se met ñun suñu bopp ñun ñooy indi suñu bopp insécurité. parce que tey bu ñu demee ba weggatuñu takk der. absolument ñeme ko lool. il y a problème. absolument ñun bu auto gendarmerie musaa na dugg suñu koñ suñu suufu lalu yaay nga ñuy fekk. départ nañu c'est ça. mais bu ñu demee ba nit ñi di jàmmaarloo ak force de l'ordre yi. jàppe leen ay ennemis alors que ci biir kër yi la ñu jógee. ce sont nos frères. bu ñu sañoon du ñu jàkkaarloog ñun di ñu gazer. mais ñun suñu bopp aussi ñoo leen war a jox gëdd jox leen seen cër. absolument parce que dans la mission bi ñuy def. li commissaire di wax léegi man j'ai été témoin. parce que du ma gone nag. camp pénal gii laa yaroo ñoom Abu An bi ñuy dem ñu leen di rey. grand yi maa doon fubalandoo ak ñoom fii di leen attaayal. les policiers qui ont été morts dans les événements là tragiques. donc tey war nañu xoolaat suñu bopp. xoolaat suñu taxawaay policiers ñi nga xam ñooy politiciens yi xoolaat seen wax. ndax boo ne force de l'ordre bi nit la muy nit. bu la dóoree fayul bu la saagaa fayul. bu la dóor maanaam tu incites à la violence. tu incites à la violence. Absolument. et da ngay dem ba désacraliser. l'institution et là ça devient très dangereux. jërëjëf Malick wax ji leer na ñu ngi nuyu aussi Mbaye Fall œil du tigre. mi ngi may envoyé SMS di ma wax l'État doit durcir l'arsenal judiciaire par des condamnations et comparutions immédiates. waaw maanaam il faut des sanctions dans ce pays. on ne sanctionne pas assez. masla bi dafa bari. ok ma ñëw ci Doudou Diagne Diecko. yow mi en tant que amateur de lutte làmb ji booy xool amateurs yi souvent sax ñu tëgg combat yi parce que ñoom ñooy gis lu bëri mais tey jii sénégalais yi dañu inquiétude bi ñu am ci nawetaan moom la ñu am ci làmb ci li xew diggante Siteu ak Papa Sow ñu gis ay sanctions aussi ci CNG jël ku tooñu sanctionné nañu Papa Sow aj nañu ko ci 6 mois la ñu wax je pense amende nañ dañ ko amende 500 000. ah Siteu aussi. Siteu la ñu amende 500 000 Siteu la ñu amende 500 000. Papa Sow ñu. 6 mois ko 6 mois voilà avec sursis. avec sursis tëggkatam bi il paraît que dañ ko aj aussi 15 ans. tëggkatu Siteu 15 ans lañ ko tëgg. yum dul tëgg fenn mais est-ce que loolu saafara na problème bi. waaw jërëjëf xam nga tey man dama contre li CNG def parce que tey koo xam ne tey tuur nga deret. tuur deret bi yemul si moom rek. si mbedd mi agressé ni si ay nit moo indi loolu yëpp tey war nañ ko supprimer si làmb wartu sax seetaan loolu sax dugg stade ok ba pare ñu photo ko identifier ko yaa ngi dégg maanaam ki dóor na bi Papa Sow waaw dañ leen war a photo identifier ko ok teg ko ba nga xam ne tey ñëpp xam ko si làmb buy dugg làmb bu ko nit gisee sax wax pour alkaati bi ñu jàpp ko waratu sax dugg làmb ki def loolu waratu sax dugg làmb ok 15 ans ak 20 ans lañ si yamale dañ ko war a annuler moom waru sax dugg làmb parce que am na yoo xam ne tey maslaa bi moo doy ok parce que mënuñu am stade boo xam ne ñëpp doon wax làmb mérité wul lii ñu am suñu arène nationale yow bu ñu la daanee nga jël see sànni boo daanee jël see sànni ñooñu ñëpp dañoo war a yóbbu si yoon
maslaa bi si làmb moo metti te tey ñun ku nekk ñu yëpp am na ñu ñoo xam ne ngay toog ñuy wax si làmb loo xam ne xamuñu sax làmb nañ tëj làmb ji nañ def lii nañ def pour lan ñu ko indi. mais est-ce que jëmu ci tëj ko. non parce que violence bi aussi deret di tuuru. non defal naa. ah est-ce que rayoon nit ci làmb tëj nañu làmb. dégg nga vraiment est-ce que duñ jëm ci loolu. non lii mbir mi. mooy ñun suñu bopp ñu nekk si làmb ci muy CNG di nga xam moom lañ dénk làmb ci. maslaa bi dafa ëpp. ok première fois ba ñu jëndee saisi dama ne leen ñii nañ leen yóbbu si yoon ñu naan ay arrangement nee nañ dañuy defar fii def loolu moom lu yoon. looy defar yow boo demee bay yàq naan da ngay defar kay waroo yàq. ok wala déet. kon ku si nekk war nañ la teg si yoon. mais nooy tegee ci yoon mbooloo moo xamante ne tey jii. mais mbooloo mi identifié nañ fi ñoo xam ne non club lañu. même bu dee mu dee fan si club. identifié nañu ay nit. police jàpp nañu ay nit ñeneen jàpp nañu ay nit nit ñuy jàpp am na ñoo xam ne tey bi làmb tasee doon nañu agressé police am na ñu si jàpp am na ñoo xam ne gendarme yi leen jàpp parce que police civile ña nga foon. arène bi dafa am système de vidéo bon surveillance. vidéo surveillance nit ki jeew tey lu mu mënti am ki def war nañ ko mën a xam. ñu jàpp la yóbbu la si yoon lu ko fi jar lan moo fi jar yow ngay yow li ngay yàq. xam man dama contrôle saisi. parce que ne woon naa leen lii nit ñi dañ koy yàq. nañ ko dër. c'est grave ça. yaa ngi dégg man dama contrôle arène bi. moo tax sax ba ñuy teg première pierre kenn invité wu ma. ah kon yow mosoo d'accord ci arène nationale bi. niñ ko defaree baaxul niñ ko defaree. musuma si d'accord. ok parce que man ba ma gisee plan yi dama ne plan yi dañoo war a woote waxtaan. parce que plan yi ak suñu jikko du benn. chinois yi dañ ko defar à leur image. voilà donc nañ leen waxtaan def benn journée séminaire wala dara. ku nekk am na xam-xam. am na ñoo xam ne même yow tey sa kër da ngay defar sa plan kër. architecte bi defaral la ko nga ñëw maçon bi ne la kat fii day lëndëm toilette yi bu ñu defee nii day xat mais nga modifier plan bi. di nga ko modifier si biir liggéey bi te doo laal plan bi. ok mais du jaan damay taxaw si yow fenn d'abord pour éclairer la lanterne des Sénégalais. d'abord ñu ñëw ci kaaw Papa Sow Siteu. Papa Sow lan la uti woon fi nga xamante ne fii la tëggkat Siteu yi nekk. non xam nga ñun làmb ñi bi indi nga dara li indi coow lu njëkk Siteu moo njëkk ñëw. Siteu bu mu ñëwee fi ñu ko teg waroon nañ fa teg sabar bi si wetam. absolument mu am couloir bi. Papa Sow bu ñëwee ñu teg ko fenn teg ko sabar moom mu am couloir am. est-ce que comprendre kon lii am ni du mën na bañ a am. yàlla rek a xam. mais bu dee yow nënd Siteu ngi nii sa nënd nekk nii nga jaabante ne da ngay saraxe ñun gis nañu benn ay mbër dem ñu mu àndal. en troisième dem ñëwaat si moom. moom mu jëlaat di dem ñu xamuñu lu ñu am parce que ñun si kaw tribune lañu toog. ok mais li am solo. mais président foofu Mass ma dog ko tuuti rek pour indi tuuti leeral. xam nga l'organisation interne. maanaam ci biir stade bi. loolu CNG moom moo ci am ay prérogatives. bu fekkee ni Siteu fi ñu koy jaarloo ay supporteru Papa Sow ñoo ko tiim. bala moo egg ci batterie am dafay traverser batterie Papa Sow. absolument Papa Sow fi ñu ko ni fi ngay jaar. si supporteru Siteu ñoo ko tiim. bala moo egg ci batterie am day romb batterie Siteu. C'est dans l'organisation qu'il y a eu faillite. Et ça c'est la responsabilité du CNG. Il y a eu une très mauvaise organisation. moom laay wax léegi xam nga tey. parce que doo jël du jaan ni ko jaaral ci yoon bi Aliou nekk te Aliou di noonu. moom loolu laa wax léegi ma ne la. voilà image yaa ngi nii parce que booy xool image yi tey jii non moom laa lay expliquer léegi xam nga li may wax nii tëggukati Siteu yi mais lu fa Papa Sow organisation bi la organisation ci biir seen enceinte bi la ñuy yor enceinte bi te CNG la kooku kenn du ko nëbb. ñoom ñoo juum. foofu ñu def il faut ñoom it am nañu seen part responsable. ña nekk si enceinte bi sa boppam dañ leen war a suspendre. ñan lañu war a suspendre. ñan yor enceinte géew bi. waa CNG. waaw ñu yor commission bi yor loolu. dañ leen war a suspendre. la police de l'enceinte relève de la compétence du CNG. parce que tey promoteur bi. amatu fa kaddu. waaw. CNG ñooy organise ñoo yor géew bi kon commission bi yor loolu. dañ leen war a suspendre wala ñu entendre leen. ok jox leen avertissement pour beneen yoon bu ñu ko defee soit sax ñu jëlee leen fa. parce que
li ñu yàq kenn mënu ko delloo. ñaari at ñi ngi daw si combat bi. ok promoteur mi ñëpp a ngi wax. Malick a ngi siy wax keneen a ngi siy wax. keneen a ngi fiy wax fii chaque jour wax wal fajir di si wax. ok amateurs yi def nañ li ñu war a def dagg seen billet ñëw si làmb ji kan moo perte si làmb amateur loo ngay perte. làmb aussi perte. amateur te buy dem ñu agressé ko. bon ngay ñibbi. c'est ça. am na lu ñu police daan defal. voilà. li ñu police daan defal mooy jalonnement. Iba Mar Diop loolu moo ñuy dimbali. ok parce que demoon nañ même Demba Diop demoon nañ ma xam ne jeunes yi dëkk Sicap. dañoo yor seen yat ak seen jaas di xaar ku leen agressé ñu agressé la. parce que boobu sonn nañu. ok moo xew Pikine tamit. yaa ngi dégg. yàlla dimbali ñu police ak gendarmerie jëloon si ay dispositions. ok ba bi ba si autoroute bi. autoroute waaw dañ doon topp gars yi. Maris jaar Maris. waaw. topp parce que Maris sax supporters yi ba ñu egg fa ñu jëm. ñun Maris dañ daan tëju. Maris da nga naan Maris lamb da naan dafa am aspect bu mu war a gérer ma ne aussi. voilà mooy sécurité askan wi. Maris dana am après l'événement lamb dana am booy toog Maris. ok di xaar lamb ji tas ñu dugg kër nit ñi. te agressé jusqu'à présent. donc bëgg a police xamee gendarmerie. dañuy xaar ba nga jóg ñu ne la kirtim yóbbu. ok donc ñun loolu. la ñuy ñaan directeur police muy yàgg. di ko ñaan commissaire Dramé keroog commissaire Dramé ñëw na ak ay policiers. gis nañ ne def nañ lu ñu war a def am na ñoo xam ne jàpp nañ leen. yóbbu leen mais munoo toog yow si mbedd di xaar ku jàpp ni yóbbu loolu nag la ñuy ñaan général Moussa Fall ak colonel Mbengue ñu dimbali ñu si. mais loolu ça dépasse général Fall. non li ngay ça dépasse général Fall. mais général moo yor gendarmerie. non ça dépasse général Fall. non dama leen wax dañu ñaan non. ñooñu gendarmerie ñoom ñooy gérer. ñoom ñooy gérer artère yi biti bi. moo tax ñu ñaan police ñooy gérer enceinte dama bi ne ak li dañuy wër ñaan gendarmerie barki dem ak Ndiaye gis ngeen liggéey bu am solo ñu fi def ak police ñaate yoon lañ dem jàpp ñoo xam ne ñu ngi doon toj dëkk bi par guddi ñu ne leen kirtim jàpp. ñu ngi def ay liggéey yu am solo. ok mais ñun ñoom mënuñu lu dul wax ak ñoom ñaan leen làmb ji bu tasetee ñu dimbali ñu am na fa keroog am na ñu doon jéem a agressé si wetu station kii bi nu mu tudd ëllëg mais dañ leen jàpp. ok mais man jóge naa làmb. ñu woo ma may jéene si làmb ji waa ji doon ma woo mu ngi wax ak man téléphone ñu bokk agressé gendarmerie ñoo jàpp agressé ñu doon agressé. non cas bu yooyu cas yu ndaw la. non non par rapport ak ñi non si par rapport ñi agressé. non mais lamb ji bu amee kenn du noppalu kenn les riverains dañuy sonn nga déglu ma bul xeebal kañ doon agressé ñu dimbali ko. mu jéene nga naan loolu lu ndaw la loolu jàmm. ok kenn amuñ dëgg mais du jaañ dama. non bul xeebal loolu nit. non dafa am laaj. nit ñu bëgg la agressé. d'accord ma relance intervention ñëw ñu jàpp la nga naan ma loolu lu ndaw la. fu mu ndawee. d'accord ma relance la. fan la ndawee. ma relance la loolu da nga xam ne ñoo ko rey wala rey ñu. ok s'il vous plaît ma rafetlu ko d'accord wax rafetlu naa ko d'accord voilà ma relance ko fu mu ñëw ci ndawee. ok nit ku ñu bëgg a agressé ñu dimbali la nga mucc. ok nga ne loolu ndaw la. fu mu ndawee. xam nga. loolu dafa war a yaatu daal. non moom dégg na ma xam nga yaatu bi déedéet Malick dégg na ma xam nga yaatu bi. ok yaatu bi ñun yow yaa ngi nii xam nga ne man làmb bu tasee. mun naa fa ne ba làmb ji jeex ma doog a ñibbi. dafa am loo xam ne yanul maanaa nit bu defee dara wala mu bëgg a def dara ñu muccal ko si. sant yàlla la. parce que tuutiwul. du jaañ tuutiwul baal ma relance la foofu avant ma ñëw ci Aliou Sow dañuy wax souvent waa làmb dañ koy wax ne làmb facteur de développement la point d'interrogation est-ce que facteur de développement la te bu làmb amee li ñuy yàq ci bien askan wi li ñuy dugg di agressé du làmb yëpp de. c'est pas tout le temps. non c'est pas tout le temps. c'est pas tout le temps. non. waaw mais je suis non. xoolal ñun invité wu ñu fii non déglu ma nag. non bàyyi ma poser la question. non dama lay wax benn ñun invité wu ñu non defal naa déglu ma nag. non déglu ma non dama bëgg nga déglu ma. ñun doo la ñu invité fii bëgg ñu saax-saaxee suñu làmb non di wax yoo xam ne làmb c'est pas tout le temps lay am problème. ok du chaque jour nit ñaa ngi dem làmb di ñibbi sans problème dafa am bés yoo xam ne day compliqué.
waaw xoolal mais du chaque jour ah. Dudu bopp Papa Sow la ñu toj. waaw mu mel ni dañoo waaw rey mu nit. mel ni dañoo rey nit. ñu rey nit ci Tëngéej. waaw nit ñi nekkuñu ci di wax. nekkuñu ci di wax. non xam nga lu tax mais non arrête. tey jii muy chaque jour ngeen bëgg ñu sonal. ok d'accord non muy arrête lamb muy nawetaan ñun vraiment deewuñu. sénégalais yi aussi. Papa Sow lañ jaaxle gaañ nañu. métti na. ok